internet yi safoo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte saa su nekk di teew fii di waxtaan ak yéen ci tolluwaayu jamono rawatina information wala actualité yi nga xamante ni dafay am fii ci biir réew mi di Sénégal faits divers yi nag moom la ñuy gën di waxtaane Moustapha Mbaye laa ci àndal Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internet yi ñu soog a jàll ci waxtaan bi. maa ngi lay fay Mahfous di am mbégte rek à chaque fois di teew si plateau bi ñuy waxtaanee lépp loo xam ne ñeel na actualité bi. alors mi ngi noonu tey Moustapha comme ni ma ko waxee ci sama ndorteel tey fait divers la ñu am muy mbir moo xamante ni mi ngi amee fële ci village bu ñuy wax Mbafay mu nekk ci commune bu Réfane nekk ci département bi nga xamante ni moom mooy département bu Mbour. donc tey ci loolu laa bëggoon ñuy waxtaane mu am mbir mu doy waar mu fa xew di xale bu jigéen boo xam ne si ni dañ ko fekkoon ci biir toilette yi mu daal di ñàkk bakkanam moom nag li ñu xamle ci autopsie bi mooy que ni dafa amoon lii di dafa ëmboon ba tolloon ci juróom benn weer donc moom nag la ñu fekk mu daal di faatu ginnaaw autopsie bi ba tey li ñu gis ci xale boobu mooy que ni dañ ko étranglé ba mu ñàkk bakkanam ki ñuy njëkk suspecté nag Moustapha mooy yaay ji ba tax na gendarmerie bu Mbour daal dina koy teg loxo ñu ngi koy déglu mu nekk nag loo xam ne si nii daanaka ma ngay lëmbee diwaan boobu ñuy wax diwaanu Mbafay nekk ci commune bu Réfane dans le département de Mbour. Moustapha alors mu nekk toujours violence bu ñuy gis ci famille yi surtout entre parents tey xam naa ne sax foofu li ñu gën a accès li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi muy bàyyi wala yaay yi nga xamante ni dañuy exercer benn violence boo xam ne si ni que mu nekk physique que mu nekk violence boo xam ne si ni verbal lay nekk jëmale ko ci seen ay doom alors naka nga jàngatee mbir mi nga xam ne si ni xew na fële ca Mbour. waaw d'abord ni ma koy jàngatee rek mooy confusion totale am na si maa ngi dégg tey sax benn reporter benn rajo mi xam ne li ci xew moom yàlla ak femme bi rek ko mën a xam parce que koo xamante ne moo faat doomam defe naa autopsie bi dafa wane ne sax dañ koo xoj ba mu ñàkk bakkanam donc ce qui veut dire que rek fait bi moom am na mooy xale bu jigéen bi ñàkk na bakkanam te bi muy ñàkk bakkanam dafa wan noonu lor maintenant lan moo tax yaay ji ray ko loolu yaay ji moo koy mën a expliquer gendarme yi naka la ko rayee loolu tamit moom moo ciy gën a mën a ñëw parce que même su fekkee ne autopsie bi wax na ne daf koo xoj tamit lan moo nekk véritable motif yi je pense que ay mbir la yoo xamante ne enquête bi dinañ koy wane mais am nañu yoo xamante ne nag ay supputation yoo xam ne ñi ngi koy def avant coow li doon am digganteem ak yaay ji mii mbir moo xamante ne xam naa bu ñu avancé tuuti du ñàkk yoon dina gën a leeral lan moo ko waral moom tamit bu joxee version gendarme yi dinañ gën a xam lan moo tax soxna si def ju ñaaw ji mu def. waaw li ñu am c'est selon les informations de Libération xale bu jigéen bi également dafa nekkoon ci weeram. ba toll ci li nga xamante ni moom mooy juróom-benn weer. donc mën nañu jàpp ne tamit est-ce que le problème bi foofu la jógee problème ëmb boobu nga xam ne xale bu jigéen bi amee woon na ko. am nañu wax loolu am nañu jàpp ne problème mu sëy la moom ak mu doon sëy ak doom ji nu mu ko amee mi c'est tout à fait compliqué. mbir mu compliqué la boo xamante ne problème mu famille la mais comme ni ma ko waxee à chaque fois ñun dañuy des ci fee yi lépp loo xam ne am na ñu jëm ci tirer renseignement yi xam ne moom lañ ci war a tirer. lépp loo xam ne am na tamit ñu fexee noo xamante ne naka la ko nit ñi di jàngate ak yan leçon lañ ciy tirer. je pense que foofu mooy lii gën a am solo ñu jéem a jàngataat lan moo ñu yóbbu ci fee bi ak naka lañ koy éviter ba doom wala ba wayjur di faat doomam wayjur bi nga xamante ne moom moo waroon protéger doomam wayjur bi nga xamante ne moom moo war a aar doomam wayjur bi nga xamante ne moom moo war a def xam-xam ci doomam su demee bay dóor bay gaañ même bu dul rey sax am na ñoom day gis am nañ ay mandarga seen yaram am nañ ay mandarga seen bopp te kenn defu ko seen papa la wala seen yaay la amaana mer na jël benn affaire dóor la am na jigéen ñoo xam ne bu ñu meree lu ñu gàddu dañ koy dóor xale bi boo waxee ñu ne narul baax wala genre yooyu or mën nga yar sa doom te doo ko dóor loolu yaakaar naa ne lu war a mën a nekk la mais li nit wala lu doom war a def ba tax waajuram di ko rey tamit également loolu jar na taxaw ñu xoolaat ko bu baax a baax est-ce que am na ñoo xam ne si parents yoo xam ne si dañu am problème wala naka la lan la parce que nit warul mën a def loo xam ne si nii tey war na tax nga mën a jël bakkanam rawatina sa doom. waaw xam nga am na ñoo xamante ne seen nature bi ñuy yaree seen doom la dañ naan man niñ ma yaree noonu laa yaree mi ngi mel ni tamit ci côté daara yi am na ñoo xam ne dañoo gëm ba léegi ne alxuraan mënoo koo jàng toog ci ay chaise wala ay nekk ci ay internat ak yooyu déedéet ñoom dañoo gëm ne ba léegi da nga war a toroxlu dem voilà si métit nga ko war a amee xam nga loolu ay gis-gis la bu ñu jàngatee tuuti dafa am seen ndaw soo xam ne c'est moom origine américaine la
moom américaine la mais d'origine chinoise ñu koy wax Amy Chua moom dafa génnewoon benn téere tuddee ko Chant de guerre d'une mère tigre xam nga dafa am ñoo xamante ne Chine dañ leen di woowee mère tigre maman tigre wala mère dragon ñoom ni ñuy yaree seen ay doom ay yar bu jéggi dayoo parce que ñoom xam nga boo déggee mère tigre dafay nekk en opposition ak mère poule mère tigre bi moom xale bi c'est comme un militaire dafay former xale bi mère poule bi nag moom xale bi c'est un roi léegi nag ñaar yooyu ñaarib nee nañ ñaarib baaxuñu mais il faut nga équilibrer ko parce que mère tigre bi moom ci téere boobu muy wax Chant de guerre d'une mère tigre daf ciy xamal ne bu nga ko génnee moo nekk sa best-seller jaay yëpp mais mu recevoir tamit ay menaces de mort yu bëri ndax li ko waral dañoo jàpp ni mu doon def doom bi daanaka ay torture la dem na ci benn anniversaire am ñaari xale yu jigéen yi mu doon yar ñaari doom yu ndaw ñu defar benn kii bu rafet dessin jox ko mu delloowaat leen ko ne leen je mérite mieux que ça war naa am lu ëpp li war ngeen gën a mën a def fulla ci dessin geeg yooyu noonu ça veut dire que xale yow ni nga yaree xale mooy fu xale di foo yu bëri yow da nga koy gëmloo liggéey temps bi nga réduire que amul télé da ngay limité di ñu xool da ngay mel ni ku nekk ci camp militaire pour me résumer da ngay mel ni ku nekk ci camp de militaire ñoom dañuy gëm ne xale bi boo ko yaree foofu noonu du la rëcc dañuy gëm ne xale bi loolu boo ko defee ci moom nii lay def day régloo léegi nag bi mu beccee loolu lépp ci téeréem bi nag coow lu bëri la jur ñenn ñi di ko saaga ñenn ñi di ko xalab ñenn ñi di ko menacé donc mii mbir moo xamante ne benn vision la bu ñu am mu am beneen regard boo xamante ne ñoom la ñuy wax ñoom mère poule la ñoom foofu xale yi dañ leen di jàppee comme ñoo xamante ne c'est un roi xale bi ni nga koy yaree mooy doo dóor xale bi doo ko def dara doo ko laal doo ko def lu ko metti waaw da nga koy gàttee mi vision boo xamante ne peut-être mooy vision occidentale bi ñu am ci yare xale yi bële ñenn ñi jàpp ne vision chinoise la même su fekkente ni Chine am na ñoo xam ne bi mu génnee téere bi ñaxtu nañ parce que dañoo jàpp ne loolu Chine bu njëkk ba la woon mais du Chine léegi mais ba tey mi ngi fay am ñoo xamante ne ay mère tigre lañ leen di woowee ay yar ak rigueur la ñuy yaree seen ay doom mii loo xamante ne am na ci société bu nekk fii am na fi ñoo xam dañuy jàpp dañ naan man sama papa laa mën a composer sama yaay su ma defee erreur du ma may dara du ma pardonner dara bien vrai que nag ay degré la am na ñoo xamante ne seen sévère dafay jéggi dayoo parce que du ñu hésiter affronter seen doom âge bu mu munti am du ñu éviter jàkkante moom di dóor donc loolu tamit ay mbir la yoo xamante tamit war nañ ko mën a xoolal parce que éducation dafa am yoon. éducation dafa am yoon ba tax na ñun comme ni ñu koy waxee saa su nekk bant ca tooy tooy ba nga koy jubbantee ba tax na fii moom boo nekkee xale moom daanaka dafay xaw a metti daal nekk fi xale daal xam naa ni metti na lool ci société bi nga xamante ni nekk nañ ci ñun muy que mu nekk ci côté yaay ji que ne côté papa ji am na ñoo xam ne mu nekk seen côté yaay lu ñu def seen yaay lu ñu jot rek lañ leen koy dóor donc mu nekk banque mu nekk bool que mu nekk ak lu mën ci doon te mën nga ko dóor ba pare mu gaañu ñun également war nañu bàyyi xel bu baax a baax ci côté boobu ñuy xam que ni xale yi des fois booy wax ak ñoom dañuy comprendre mën nga waxtaan ak ñoom fi nga bëgg ñu jaar fi te doo utiliser li nga xamante moom mooy violence comme li nga wax rek lay dëggal yaakaar naa ne ay dàll moom fii ñëpp xam nañ ko dàll moom ku ko xamul gis nga ko wala seen nga ay toog sa kër bu yàgg seen ay dàll di naaw fu ne loolu moom xale bu nekk jaar nga ko fii ci Sénégal boo defee daga li ngay njëkk daw mooy dàll bi ndax mii sa yaay wala mii sa mag lu mu njëkk jege dàll bi lay njëkk jóg rek natt la ko rek teg la ko donc ay forme la yoo xam ne peut-être ñi ngi ko doon def pour corriger xale yi mais dama yaakaar ne xale dafa am noo xam ne noonu nga ko war a mën a yaree parce que gis nga moom ni ñu ko yaree dañuy jàpp ne am na benn étude bu wane ne mère tigre yooyu noonu du ñoo xam ne dañoo bëgg waaw du ñoo xamante ni dañoo bëgg ba ñàkk bëgg googu ñuy dund intérieurement moom la ñuy traduire ci xale yi mel ni ñu nekk ci benn camp mel ni da nga am loo xam da nga ko war a régler mel ni da nga am benn compte boo war a régler ak xale yi or fàtte na xale yi dañoo war a épanouir yi am nañ dund boo xam ne war nañ koo dund te war nga leen mën a woon sax benn amour bi mi ngi noonu sinon boo ko jàppee noonu day rapport bi dafay mel ni rapport maître ak esclave rapport maître ak esclave bi li muy gën a gis mooy liberté te bu amee liberté li muy def boo moytu day fàtte maître am te loolu souvent parce que da ngay jàpp ne kii intérêt la ma doon toppee dafa bëggoon ma def lii dafa bëggoon ma intérêt loolu gis ci man moo waral ñu ne forme éducation la boo xamante ne duñ ko encourager duñ ko jàppale bu baax duñ ko nawlu maintenant beneen éducation bi tamit nit ñi gis ne jël xale di ko nengal di ko def lu nekk am na ay danger parce que xale boo ko nengalee wanoo ko ne lu jafe am na wanoo ko ne lu metti am na ëllëg bu jàkkoonteeg lu jafe dafa naan sama yaay wala sama papa nax na ma donc il faut mu nekk juste milieu mu équilibré maintenant nag fii nag ni ñu yare xale bu ma dellusee sa question bi nii léegi mi ngi am ay évolution parce que bu njëkk ba ñëpp xam nañ CM2 bu njëkk ba ak CM2 léegi du benn
CM2 bu njëkk ba da nga daan ba da ngay bëgg a bàyyi tellement que classe bi dafa daan tàng jër. et puis metti. waaw classe bi da daan metti waaw pression bi. leçon yi chaque jour. boo waree xëy suba jàngi rek. boo waree xëy suba tous les problèmes du mi ngi noonu léegi da ngay gis maître boo xam ne sax day am problème parce que bu dóoree booy papaam ñëw na ko bu dóor sama bu njëkk daawoo tase sa professeur sa maître daawoo ñemee tax mu gis la ci mbedd mi rek bu ngeen tasee ci mbedd mi muy bu subaa tey nga dee. gis nga donc boo ko gisee ci mbedd mi mooy da nga koy làqatu. mais léegi da ngay gis fii gars yi di tase seen maître yi di wax daana ñoom xam nga nuyoo kaf affaire yi waxtaan toogandoo naan ataaya donc tamit monde bi moo évolué. donc parce que yar bi nga xamante ne moom la xale bi daan ragalee maître bi yar boobu la ñu damm léegi. mais xam nga yar boobu boo ko dammee ba pare wëlbatiku naan non diggante bi léegi dafa am changement ñun suñuy maître daaw buñ mësaan dajeek ñoom ci mbedd mi dañ daan daw wala affaire yoonu léegi bu fekkente ne xale bi ragalatul maître am bu njëkk ba xale bi dafa daan ragal maître am. mais bu fekkente ne léegi xale bi ragalatul maître am nan la koy dawee dootu ko dawati. daf koy ñeme. donc loolu benn mbir la boo xamante ne mën na expliquer loolu mais lépp lu ci mënta am rek li ñuy jàpp ne mooy éducation dafa laaj équilibre. éducation dafa laaj équilibre te équilibre boobu mi ngi doore ci ki nga xam ne mooy yar moom mu équilibré parce que xam nga kii yar dafay inculquer ay valeurs yoo xam ne li ci ëpp ci moom la nekk dina am ñoom dañuy inculquer ay valeurs yoo xam nekkuñ ci ñoom c'est-à-dire gis parent boo xamante ne moo dàq wommi lu ko romb mu yóbbu ko mais du bëgg doomam jël bi gu jàmbur parce que xam na li ci nekk kooku dafay inculquer valeurs yoo xam ne nekkul ci moom mais xam na ne li nekk ci moom du lu normal am na ay parents yu mel noonu am na ñoo xam ne li ñu nekk ci ñoom dañuy bëgg a traduire seen doom yi dañuy nekk ñu ferme di liggéey ci rigueur am sens de la mesure am dignité am lépp léegi ñu bëgg seen doom mel noonu parfois nag problème bi këréel bi foofu lay nekk yow da ngay doon koo xamante ne da ngay dëggu fu ñu la fekk dëgg ngay wax nga am xale boo xam ne mi ngi am 6 ans 7 ans commencé boo ko ne foo nekkoon xale bi wax la maa nga Jean fekk maa ngi woon kër Jean fekk mi ngi woon kër Paul bu ko defee nga énervé wu def loo xamante ne waroo ko parce que ni gis ne xale bi mi ngi commencé di fen te yow bëggoo mu doon fen parce que loo xamante ne yow dañ la ko yarew màgg ci loolu mën na doon problème boo xam ne parfois ay opposition par rapport ak seen comportement lay doon parent bëgg ko corriger coûte que coûte mais parfois dañuy juum ne du loo xam ne da nga ko bëgg corriger coûte que coûte mu nekk ci saa si parfois da ngay def da ngay enseigner par exemple di enseigner par exemple dina ci baax di def loo xam ne xale bi daf koy gis xam ne lii maa ngi ko gisee samay waajur mu nekk mais munooy tëdd xaaju guddi di génn yi def naka sulu noonu wala di tux cigarette ba pare naan sa doom su ma la gisee ngay tux ma ray la xam nga c'est un peu contradictoire xale bi moom dafay nekk yow da ngay nekk benn genre reflet benn genre miroir ci moom la preuve xale bu ndaw bu amee 5 ans wala 6 ans day yaakaar ne papaam moo ëpp doole ci àddina bi day yaakaar ne yaayam moo dàq ci àddina bi boo ko tooñee sa dana la ba sam papa ñëw sam papa ne dina ma jëndal avion sam papa ne dina ma jëndal vélo bu ñëwee dafa yaakaar ne papa moo nekk au centre du monde moo yor pouvoir yi moo yor lépp dafa yaakaar ne tamit moom mën na lu nekk ci àddina xale bi loolu lay yaakaar ba boo waxee yàlla bu lay ñaanal sax da ngay xool yàlla nga am saako xaalis yàlla nga am ay ñaan yoo xam ne xam nga ne yow lii bon parfois mënul nekk yàlla nga am avion ay ñaan parce que xam-xamam moo toll foofu gis-gisam moo toll foofu dafa nekk ci benn monde rêve boo xamante ne dundagul monde concret léegi kooku nekk ci monde rêve boobu dundagul monde concret boobu monde innocent bu muy dund boobu léegi nag yow bu fekkente ne da nga bëgg âge boobu mu nekk fa nga bëgg a jëw sans transition nga dugal ko ci monde réel problème dafay am nga bëgg ko wax ne lii moo fi nekk non da ngay accompagner xale bi di ko pousse xam ne âge bu nekk day am lu nekk si bopp bi kooku nag bii màgg dem ba nekk adolescence yaakaar ne man mi kat léegi màgg naa te màggagul parce que yaa ngi ci benn période transition adolescence ngay dund mii ko góor ko jigéen ki dafa yaakaar ne fi ñu toll nii mën na mesurer ak baayam or li baayam xam ak li baayam mënugu ko donc non mi ay période yoo xamante ne à chaque fois day laaj waajur wi di ko accompagner gis nga am na erreur yoo xam ne xale bi mi ngi koy def am 7 ans 8 ans loolu da nga ko ci accompagner ba adolescence nga doo koo dindee am na erreur yu muy defee adolescence ci adolescence bi nga koy dindee parce que période boobu boo ko fa dindul si saa si daf koy topp mu dem donc li nga xam ne dindiwoo ko bu muy ndaw dindiwoo ko bu mu nekk adolescent nga bëgg ko bàyyi mu nekk adulte nga bëgg daf lay rëcc donc pour man daal phase yi nga xam ne xale bi moom lay dund da nga ko war jàppale di ko dundal di ko accompagner. acca Moustapha kon mu mel ne dafay am excès ci li nga xamante ni moom mooy éducation bi ba tax muy indi ay yenn jéye yoo xam ne si ni parents yi ñu ngi koy def ba pare di ko réccu parce que buñ ci bu mujj am na boo xam ne si ni xewoon na fële ca Mamel am na loo xam ne si ni xewoon na ci Tivaouane Touba également donc mi ngi bëgg a bëri muy nekk ay parents que mu nekk yaay wala papa yoo xam ne si ni tey ñi ngi faat seen ay bakkani doom donc loolu mën nañu jàpp ne excès de ci éducation bi nga xam ne si bi ñu bëggoon seen doom am ko la wala leneen la loo xam ne si dafa nekk ci ginnaaw. waaw xam nga parfois parents yi dañuy juum xam nga am na ñoo xam ne comme niñ nekkee nii yow mën nga doon ku sedd am ko xam ne dafay tàng am ñu yàlla mënu ko bind seen tempérament même noonu dañuy tàng même digganteeg seen morom sax ñoom bu wax ji xawee bëri sax ñu daal di jóg song la
kooku nag buy def noonu ci doomam tamit da ngay gis souvent xale bu ñu nekk dañ naan yii man sama papa du ma baale wala sama yaay wala sama yi parce que xam nañ ku nekk rek ak ni ko yàlla bindee mais ñoon dañoo war a xam ne tamit yar beneen mbir la parce que du yar moo koy def yar moo koy def mais souvent dañuy faral dégg ñu ne xale xamul yàlla waaye xam na yar d'accord xale xamul yàlla waaye xam na yar waaye tamit yar bi am na fu mu war a yem parce que yar boobu nga yor yaakaar ne bu gisul yar bi fu mu toll rek xale boobu day dem ba bu gisul yar day def naka sulul noonu parce que du la ragal waaye yar bi lay ragal bis bu yar bi dammee nag mu taxaw jàkkaarloog yow parce que dina am fenn fu mu toll ci ay at yar bi faw mu dam mënoo ci dara loo jàmmaroo ak moom mënoo ci dara di nga xam ne kii sama bébé ba ma yoroon ka jamono ji mënatuma koo dóor su boobaa doo gis ne màgg na yow doo gis ne màgg na déedéet doo ko gis benn jour nga koy song rek waaw xam ne xale nekkatu fi benn jour nga koy song xam ne xale nekkatu fi et loolu nag yow balaa ngaa yegg foofu ak moom nag man damay wax toujours parents yi ni ñuy privilégié di waxtaan ak xale yi ak éducation par exemple gis nga nit ki boo ko bëggee wan yoon bu jub da ngay nekk si jub ba pare boo ko bëggee wan yoon bu leer da ngay nekk fu leer ba pare mais mënoo nekk fu lëndëm bëgg wan nit ki fu jub bu ko defee opposition am xale bi naan sama papa mi ngi yor mégo cigarette chaque jour ma jëndali ko ñëw ba pare mu ne ma su ma la gisee nga tux ma ray la c'est contradictoire donc parents yi il faut que loolu tamit ñu ciy bàyyi xel bu ñu wéyee ci loolu tamit ñu xam ne kenn du ne xale kenn du ko dóor d'accord am na foo xam ne tamit fu nga corriger xale mais naka ngay dóoree xale naka nga koy dóoree ak naka nga war dafa moom parce que man je suis contre ñi naan non xale yet waru ko non dina am fu muy toll xale bi waaw dina am fu muy toll même bët dafay yar menace dafay yar nga xool ko mu xam li nga ko wax loolu mooy responsabilité parent xale bi dox yi ñëw nga xool ko rek mu xam ne sama papa am na bët bu ma xoolee mais kooku nga xool moo xam ne am na nu ma xoolee parce que xale la mu dem ñëwaat danaan sama papa daf may xool rek bàyyi su ma demee ñëw mais kooku il faut nga passer étape supérieure foog nga bàccal ko mais naka nga koy bàccale waxuñu la nga yenu benn tige garab fàq jóoru ko ci xale bu am 5 ans déedéet mais il faut nga def ndànk ne lépp dafa am manière am nooy demee xale bi am nooy demee bañ a ëppal gis nga diggu doomu ci lépp la baax moo xam ci liggéey moo xam ci yar moo xam ci bëgg moo xam ci nekkin lépp diggu doomu daf ci am solo waaye lu ñëw nga fësal ci lu ñëw nga nekk ci extrémiste je pense que lu jar a éviter la ba tax na mbokk internet ci loolu lañ leen indiloon tey muy li nga xamante ni moom mooy violence yi nga xamante ni parents yi ñu ngi koy def ci seen doom yi peut-être que des fois nag dañuy bëgg a yar ba mu ëpp wala leneen loo xam ne si dañ koy bëgg a corriger ba mu indi ay jéye yoo xam ne si ni lu ci mel ne faat bakkante xew fële ci Mbour am na loo xamante ni tamit xewoon na fële ci Touba loolu beneen affaire beneen kii la sax mais ci entre rapport la boo xam ne si ni parent ak doom la rek ba ñàkk bakkan am si donc il faut ñu koy éviter xam ne mën nañu yar te duñu utiliser violence xale yi vraiment donc jamono bi également dafa changé ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne yar bu démb ba ak yaru tey bi bokkul donc war nañ mën a utiliser yeneen stratégie yeneen méthodes yoo xam ne si ni dinañ ko yare suñu xale yi ba nga xam ne si ni dañ mel ni nga xamante ni noonu la ñu bëgg Moustapha foofu lay tëjee ndax li ñu cër lañ ci waxtu jeex na Biggy Jackson mi ngi may def signe looy tëjee ñu yëkk ci jotaay bi waaw li may tëjee rek mooy encore une fois di inviter parents yi ñu gën a ànd ak dal ak yar xale yi parce que am na xale yoo xam ne yàlla dafa lay may def la say nattu da ngay am sa doom mu am 5 ans 6 ans wala 3 ans sax 4 ans gën a léej kaa la ñu léej xale bi lu nekk lay def fu nekk lay dem ñooñu boo ci àndul ak sa sago xam ni ngi leen di yaree rek mën nañ la yóbbu nga defe ji musiba waaw da ngay xam ni ngay def ak ñoom bañ a di dóor foo toog loolu yóotu loxo bi xëcc mbagg bi dem ak moom nii yooyu yëpp mën nañ koy mooy waaw booy dóor wutal bantu bale caw wala nga wut loo xam leer na lii doo gaañ xale bi pour mu xam ne yaa ngi koy corriger mais pas nga mer rek naan kii dafa dër kiis wala dañ ñoo dem ba xale bi dóor dootu ko safati et yooyu mën nañ koy éviter day ñàkk jom xale moom boo koy tàmmee di dóor day dem ba day ñàkk jom parce que dóor lay xam te dóori exception la war a doon ci xale bi exception boo ko dóor moo xam ne kii sës na et loolu war nañ koy mën a éviter suñ ko defee rek yaakaar naa ne mën nañ yar xale bi normalement te coow du jëpp yet du damm ayca mi ngi noonu seen plateau bi nga xam ne si mooy le point de la rédaction lii la ñu leen indiloon tey waxtaane ko ñu yaakaar ne njëriñ dina ci feeñ yéen ñi nga xamante ni seetaan Sunugal 24 en direct di leen remercier bu baax a baax ci fidélité bi ngeen am ci sunu ay programme Biggy Jackson moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy réalisation bi ak technique bi di jaajëfal bu baax Moustapha Mbaye moom du tàyyi du sonn ci xalaat yi nga xamante ni mi ngi koy apporter lii di émission bi le point de la rédaction mbokk internet fii la ñuy yëkkatee jotaay bi di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité jaa ngeen jëf